ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne nii yéenay suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey nag dañuy dellu si ci kaw député bii di Seydina Fall ñu gën ko xam ci turu Bougazelli pas ab analyse ci situation bi nga xamante ni nii am na mais film deal bi nga xamante ni nii Bougazelli jéemoon na ko def moom ak yeneen doomi aadama yoo xamante ni nii toll nañ ci juróom ñu ràññee ci benn waay bu tudd Mamadou Diop ñu koy woowee Dev Malick Diagne Khalifa Babacar Dia Oumar Samb ak benn doomu Burkina Faso ñu koy woowee Moussa Ouedraogo. donc benn réseau bu mag la boo xamante ne nii ay trafiquants de faux billets ñoo ci nekk non seulement dañuy raxas ay billets de banque moo xam ay CFA ay euro ak dollar mais tamit dañuy weccoo ay faux billets maanaam di ko jaay c'est-à-dire yow mun nga yor fukki millions de francs CFA muy xaalis bu baax ñoom ñu jox la 200 millions faux billets yoo xamante ni yow yaay xool noo koy jaayee wala tasaare ko ci marché bi loolu benn exemple la woon. Bougazelli nag bokk ci réseau boobu en tant que membre mais tamit en tant que trafiquant de faux billets. ci vidéo bi di ngeen xam naka la film arrestation bi amee seen réseau boobu noonu naka la doon fonctionner naka la gendarmerie section de recherche ci njiital commandant Mbeng fexe ba démasquer leen tendre leen piège infiltrer leen mel ni ku bokk ci ñoom dem sax ba jël hébergement King Fahd Palace lépp rek ngir teg leen loxo loolu lépp daañ leen ko expliquer ci biir vidéo bi. comme niñ ko waxee woon ci introduction bi Bougazelli da doon liggéey ak benn réseau trafiquant de faux billets boo xamante ni tollu nañ ci juróomi doomi aadama ak moom muy juróom-benn. peut-être am na ñeneen ñoo xamante ni xamuñu leen mais pour l'instant ñoom la ñu identifié kenn ci réseau boobu di Mamadou Diop ñu koy woowee Dev moomee nga xam ni gendarmerie ci moom la jaar pour teg loxo réseau bi da doon coopérer ak yeneen dealer yu dëkk Wakam muy Malick Diagne Khalifa Babacar Dia Oumar Samb beneen dealer tamit di wuyu ci turu Moussa Ouedraogo mi ngi dëkk Liberté 3 Bougazelli moo leen juróom-benneel. activité réseau bi nag mooy defar li nga xamante ni mooy faux billet maanaam xaalis bu baaxul mais tamit di ko échanger ak xaalis bu baax expliqué nañ leen sànq naka lañ koy doxalee da ngay joxe xaalis bu baax ñu delloo la lu ko ëpp mais ay faux billets la ñu nekk. ci mois octobre section de recherche bu gendarmerie dañu jot ay renseignements ci benn réseau bu mag boo xamante ni ay trafiquants de faux billets ñoo ko composé te mu nekk Dakar. mooy réseau bi Bougazelli bokk xëy na peut-être ñenn ñi dinañ posé wu la question naka la gendarmerie def pour am yooyu renseignement mais li ma tax xam mooy ci wàllum trafic moo xam xaalis moo xam sinébar la plupart takk der yi duñu profité rek jàpp ki yor faux billet wala benn produit boo xamante ni dafa illicite mais dañ koy bàyyi di ko topp ndànk-ndànk ba jot ci réseau bi maanaam fu mbir yi jógee maanaam yow way takk der yi mën nañ xam ni yow da ngay doxantoo ak ay faux billets mais gendarmerie wala police du la jàpp da lay bàyyi ngay doxi sa soxla di dugg di génn ba keroog ñuy xam réseau bi ngay liggéeyal même cas la ñu def ci affaire Bougazelli bi. ca njëlbeen ba ki ñu njëkkoon jàpp mi ngi wuyu ci turu Malick Diagne gendarmerie xamoon na ni dafa bokk ci li nga xamante ni mooy benn réseau buy trafic ay faux billets mais il fallait que d'abord gendarmerie xam ñan ñoo bokk ci boobu réseau ci noonee la section de recherche teg benn dispositif pour tàmbali li nga xamante ni mooy recherche yi ak enquête bi mais pour teg loxo réseau bi il faut que gendarme yi mel ni kuy jënd ay faux billets maanaam civilu pour présenter wu comme ay trafiquants ci noonee la gendarmerie jël seen benn agent boo xamante ni moo entré en contact ak Malick Diagne bi bokk ci réseau trafiquant bi Bougazelli féete pour xamal ko ni moom dafa bëgg a jënd ay faux billets ci noonu la agent wu gendarmerie bi civilu tëggee rendez-vous ak Malick Diagne ci bésu dimanche 10 novembre 2019 ci benn dibiteri bu nekk Ouest Foire mais malheureusement opération boobu noonu dafa échoué il fallait encore ñu organiser beneen rendez-vous. agent wu gendarmerie bi nga xamante ni moo war a présenté wu comme ab trafiquant jël benn hébergement King Fahd Palace comme la plupart dealers yi ni koy defee parce que ñëpp ci ñoom booy xool dañuy loger ci bërëb yoo xamante ni c'est des endroits de luxe ci noonee
lañu tëggee deuxième rendez-vous ak réseau bi pour jënd ay faux billets. Rendez-vous boobu noonu mi ngi am bisu mercredi 13 novembre 2019 maanaam 3 jours après rendez-vous bi ñu amaloon Ouest Foire. mais ci rendez-vous boobu ñu amale woon King Fahd Palace Malick Diagne ñëwul beneen trafiquant moo ñëw bu wuyoo ci turu Mamadou Diop ñu gën koo xam ci turu Dev moom moo présenté wu ci hôtel bi mu ñëwee nag dafa indaale benn paquet billet noir maanaam faux billets yi nga xamante ni dañ ko war a raxas xaalis bi toll ci $1 million maanaam 593 millions de francs CFA. agent wu gendarmerie bi nga xam ne moo présenté wu comme civil mel ni kuy jënd moom waroon ko jox 120 millions de francs CFA xaalis bu baax maanaam noonu lay demee chaque fois ñoom bu ñuy def seeni deal. mais trafiquant bi moom di Dev xamul woon ni dafa amoon rendez-vous ak benn agent wu gendarmerie. agent boobu nga xam ne dafa présenté wu comme ñoom pour infiltrer leen ci noonu la gendarmerie teg loxo moom Mamadou Diop ñu koy woowee Dev. léegi nag gendarmerie war a jaar ci moom muy Dev pour xam yeneen doomi aadama yi nga xamante ni ñoom lay liggéeyal maanaam ñi nga xam ni moom ak ñoom ñoo bokk benn réseau. période boobu noonu ci fàttali xamuñu woon ni Seydina Fall Bougazelli bokk na ci réseau de trafiquants faux billets kenn yaakaaru ko woon. par la suite section de recherche def li nga xamante ni mooy benn opération ba jàpp yeneen trafiquants yi muy Malick Diagne Khalifa Babacar Dia Oumar Samb ak Moussa Ouedraogo. bi ñu leen yóbbee nag caserne Samba Diéry Diallo Mamadou Diop ñu gën koo xam ci Dev ak ñeneen ñi ñu jàpp tudd turu Bougazelli maanaam ñu ne gendarmerie Bougazelli ci boppam moo leen di fournir li nga xamante ni mooy billets noirs yi. billets noirs yi boo ko déggee mooy xaalis bu ñuul bi nga xamante ne nii moom la ñu war a raxas pour am faux billet bi ba boo ko gisee doo ko xàmmee maanaam ñoom bu ñu waree créer ay faux billets Bougazelli ci boppam moo leen di fournir li nga xamante ni mooy billets noirs yi. lii benn exemple la bu leen won mooy xaalis bu ñuul boobu noonu nga xam ni moom la ñuy créer faux billets de banque yi benn exemple la rek pour que ngeen am si aperçu. donc ñoom seen réseau bi billets noirs yooyu noonu Bougazelli moo leen ko doon fournir. le 14 novembre ci 11h ci suba ci bureau chef de la section de recherche bu gendarmerie gendarme yi sàkku ci Oumar Samb bi nga xamante ni kenn la ci trafiquant yi dañ teg ko loxo ñu sàkku ci moom mu woo Bougazelli mel ni kuy def benn commande ci la ko Oumar Samb woowee def ko mode haut-parleur. après Oumar Samb ne ko am naa sama benn xarit bu soxla ay billets noirs maanaam xaalis bi ñu war a raxas est-ce que am na yu ci des. Bougazelli tontu ko ne ko jamono jii maa ngi sama bureau mais mun nañ daje ci buntu assemblée nationale mais finalement dajewuñ foofu mais ñi ngi joxante rendez-vous ci wetu Brioche Dorée bu Ngor. vers 14h30 bi ñaari waxtu ci ngoon tegalee fanweeri simili Bougazelli ñëw pour rencontrer Oumar Samb ak ki mu foog ni client la alors que ab gendarme la mais Bougazelli moom xamu ci dara. après Oumar Samb ak gendarme bi civilu dugg ci oto Bougazelli pour négocier prix bi ba ñu waxtaanee ba juboo agent bi génn quelques minutes def signe yeneen collègue am yi maanaam yeneen gendarme yi pour xamal leen ni jàpp nañ Bougazelli. ci noonu dañu encercler wër oto bi nga xamante ni nii mooy oto Bougazelli pour teg ko loxo te moment biñ koy teg loxo Bougazelli indaale na benn coffre boo xamante ne nii am na benn liyaasu 100 billets yu 100 euros ak benn liyaasu 100 billets yu 50 euros ak ay yeneen liyaas tamit yoo xamante ne nii njëg bi takku na lool. ba tey ci coffre bi ñu fekk ci benn pot poudre noire mooy li ñuy defaree faux billets yi ñu bind ci développeur monétaire universel ak somme 6 millions de francs CFA ak benn pistolet Walter P22. li gën a garaaw nag ci cas bi mooy Bougazelli jamono ko gendarme yi wëree pour teg ko loxo dafa jéemoon di leen corrompre dem na sax ba proposer leen ku ci nekk 10 millions pour que ñu arranger situation bi. loolu bokk na ci li gën a garaawal kaam parce que bu weesoo chef d'accusation yi ñu koy toppee muy association de malfaiteurs contrefaçon des billets de banque blanchiment de capitaux ñu ngi koy toppee aussi corruption
donc lii lépp ay mbir la yoo xamante ne nii tegu na ci ndoddam te après dina ko coûter cher. donc comprendre ngeen que lépp lu Bougazelli doon wax ay histoire la yoo xam ni moom moo ko créer boppam comme niñ ko expliqué woon ci vidéo bi ñu mujjee woon def. d'ailleurs ci enquête bi burkinabé bi nga xam ne mooy wuyu ci turu Moussa Ouedraogo wax na que ni Bougazelli mës na ko recevoir gannaaw ba leen Omar Samb présenté wee. wax na sax que ni Bougazelli mosoon na ko woon ay liaas yu billets noirs yoo xamante ni daf ko waroon raxas après. donc ñoom yàgg nañu liggéey seen biir te itam gendarmerie yàgg na topp seeni tànk pour teg leen loxo ci faux billets yi nga xamante ni ñu ngi koy circuler loo ci biir réew mi loolee mën a jural gàllankoor koom-koomu Sénégal. donc vidéo bi tey noonu la woon benn genre reconstitution des faits pour leeral sénégalais yi pour bañ rek ku lëndëmal seen xel ak yenn lay yi nga xamante ne ni Bougazelli wala ay avocat am wala ñeneen ñu faree ci moom mën nañ ko jibal ci kàddu pour setal ko ci ay kàddu yoo xamante ne nii méngoowul ak li am exactement. donc ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox li daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf.